asalaamaaleykum yéen ñi nga xam ne yéen a taamu Time4Africa TV ba di fi seetaane xabaar yi ci gën a fës nag bokk na ci ni ki tey njiitu réew mi Macky Sall di am tukkib nemmeeku foole ca diwaanu Saint-Louis moom sax ni ki tey war na daal di inauguré li nga xam ne nag mooy aéroport ba def tamit ay lancement travaux hôpital ci construction yu toll ci 500 logements foole nag ci maison d'arrêt bu Rebeuss ki nga xam ne moo fa daal rëcci woon di Mamadou Seck directeur administration pénitentiaire bi di Jean Bertrand Bocandé moom tey janoon na ak taskati xibaar yi ngir andi ci ay leeral ni ki tey nag jamono ji ci diwaanu Sénégal xale yu jigéen ñi ak li ñuy def ci réseaux sociaux yi di génne seen cër yi di feccee ka def lu nu mel citoyen sénégal yi addu nañ ci mbir mu nu mel nag daf leen daal di choqué xabaar yi bitim réew tàggat yaram mooy ndar képp bi la jotaay léegi ñu daal di yaatal. nuy waat leen beneen yoon ci télévision bu mag bi Time4Africa TV ni ki démb rek njiitu réew mi Macky Sall doon amal conseil des ministres moom nag am na mbégte ci avancement travaux yi nga xam ne moo jëm ci aéroport bu Cap Skirring Ourossogui Matam Kolda moom sax mi ngi daal di xam ne ci biir conseil bi sax ne dafa war a sax inauguré aéroport international bu Saint-Louis dana fa sax jot ubbi tam hôpital boo xam ne dana toll ci 400 lits ak ay 500 logements njiitu réew Macky Sall ne lii lépp mu ngi jëm ci résilience yi nga xam ne dañ koy nemmeeku ci sinistre yi nekk ci géej Ndar. ci njiitu réew mi Macky Sall sax la ñuy desandi ni ki tey muy am ak tukki nemmeeku foole ca Saint-Louis njiitu réew mi Macky Sall sax war fa daal di ubbi aéroport bu Saint-Louis loolu ni ko waral nag mooy daal di protéger li nga xam ne moo jëm ci langue barbarie yi ci avancée mer bi maanaam géej nga xam ne dafay gën di jege Guet Ndar hôpital niveau 4 bi tamit war na ko ubbi ci ex hôtel bu Koumba Ban. Pape Mamadou Seck nekk prisonnier bi nga xamante ni moo nekkoon foole ca Rebeuss moom nag dafa amoon wopp moo tax ñu yóbboon ko foole ca Dantec gannaaw boole nag la daal di moom rëcci daw li nu mel nag andi woon coow tax ba directeur bu administration pénitentiaire Jean Bertrand Bocandé ni ki tey mu daal di janoo ak taskati xibaar yi ngir andi ci ay leeral ñu daal di teewlu ay kàddoom. donc pour ñëw si Pape Mamadou Seck ni ngeen ko xamee yéen ñëpp dañu ko placé sous mandat de dépôt ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin deuxième cabinet bi ma ko placé sous mandat de dépôt lu tax ñu topp ko du ma si ñëw bañ a guddal naa bàyyi inspecteur bi suy def version française bi dina leen liiral vraiment dans les détails vraiment chef d'inculpation yi donc le 29 juin lañ ko placé sous mandat de dépôt pour Rebeuss waaw pour Rebeuss pour prison de Rebeuss maison d'arrêt et de correction de Rebeuss ba mu fa yegsee jour boobu def na yegsi na fa ay xaritam ay moromam ñoo xam ne ñu mu bokkul dossier ak ñu mu bokkulul dossier parce que Rebeuss day jot mandat de dépôt yu jógee tribunal Rufisque astafurlah tribunalu Pikine mais également tribunal Dakar je crois que jour boobu ñoom ñëpp suñu leen xayma moo nañ juróomi fukk détenu donc xam nga soo yegsee kaso sa bés bu njëkk am nañ lu ñu naan ci tubaab admission soo ñëwee dañ lay teertu dalal la mu am procédure formalité yoo xam ne dañ koy def mooy dañ la photo la noo tudd renseigner bulletin bi fiche de crue bi suñu paree ci loolu ñu xool est-ce que amoo ay objet yoo xam ne ay montre yoo xam ne de valeur yoo xam ne mënoo dema moom ci kaso bi suñu jógee ci loolu ñu xool yow ban néeg lañ lay yóbbu suñu jógee ci loolu loo xam ne am na solo mooy examen médical képp kuy dugg kaso balaa ñu lay dugal fenn dañ lay saytu
xool la examiner la am na infirmier parce que ñun fanweeru ak juróom-ñaaru kaso la ñu am kaso bu nekk am na infirmier ci biir. Jean Bertrand Bocandé nga doon teewlu noonu ay kàddoom tabaski gi nag bu mu jeexee ba léegi fii nag ci diwaanu Ndakaaru ñu ci bari nag ngir ñu daal di commencé at seen liggéey ay jafe-jafe la lu tax nu mel saa su ne muy man di am askan wi addu nañ ci kenn ku ne ak ni nga ko xalaatee ci micro-trottoir bi nga xamante ni Abdou Wahab moo ñu ko defal ak Tamsir Diouf. nga tabaski gi li ci ëpp 60% yëpp dañuy génn Dakar ñuy tabaski ci région yi ñuy dem ci village yi looloo tax bu ñëwaat bi nii day am problème moo tax ñu yéex a ñëw te en général bu ñu tabaski ba pare ñi di def ay ziar ñi am ci ay xew ñu bëri te am ñoo xam ne dañuy gëj seen village dañu maa dem dans 3 jours ñëwaat donc loolu tax en général muy def ay une semaine mais li ci ëpp daal une semaine lay def soo ko ñëwaat loolu moo tax. parce que dañ demoon fii du man après lu ma gis du ma ne Sénégalais yu Dakar la parce que dafa mel ni Dakar mooy Sénégal ndax ñëpp fii lañ concentré wu. du coup fête yi man je vois que ni nuñ ko defee man je trouve que ni du yoon parce que tey da ngay gis yeneen fête ay fêtu chrétien et tout ñuy am temps bu bëri bi ñu leen di may temps or que fii muy Korité di Tabaski gars yi ay 2-3 jours nu ñu lay may imagine toi ku ñëw fii pendant 1 an yaa ngi Dakar di liggéey yow Tabaski rek ngay am occasion pour dem seeti sa famille léegi soo demee seeti sa famille xanaa doo dem ak sa famille 1 an gisoo leen doo dem ñëw pour 3 jours wala 4 jours ñëwaat c'est impossible. non ci wàllu ëkk ni moom baaxul parce que xam nga ñu ko toog une semaine te wala liggéey yow kooku war ngaa xam ni sa poche am na ci wàññeeku mais nag dañu xam ni rek Sénégal moo demee noonu parce que kii war a jógee fii war a tabaski Matam kii war a jógee fii war a dem Kolda kii war a jógee fii war a dem ba Ziguinchor. Je trouve pas que dina am impact économique bi je trouve pas parce que 1 an yaa ngi koy liggéey bon du ñëppay dem tamit am na ñu nekk ci dëkk bi am na ñu nekk fii ñii liggéey ñi ngi def tout peut-être ñi am seen kiiwu bopp seen liggéeyu bopp et tout ñoom genre lu tax ñu dem toog am nañ benn réserve bu leen permettre ñu dem defi loolu dem toog mën ko gérer ak seen famille mais si côté économie bi man je trouve pas que nii parce que tooguñu 1 mois wala kii ay une à 2 semaines kese la te loolu noonu gars yi ñi ngi liggéey fii teewul ñu mu am benn impact si économie bi man je trouve pas que ni dina am impact si économie bi. jërëjëf Abdoul Wahab Ba ci boole micro-trottoir wax ci li nga xam ne nag moo lëmbee jamono yi ñuy toll réseaux sociaux yi xale yu jigéen ñi nga xam ne lu nekk la ñuy def ngir wane seen i cër di fecc ka def lu leen neex lu nu mel nag am na ñoo xam ne rafetlu wuñ ko gis ne baaxatu suñu société bi ñu daal di déglu Yvon ak reportage bi nga xamante ni defal nañu ko ak Amarta Sonko. nekkum xale yi ci réseaux sociaux yi ba di wone seeni cër nekk na li nga xamante ne sénégalais yi ñaawlu nañu ko torop ba ñuy woo yenn ci waajur yi ngir ñu gën a impliqué wu ci yarum xale yi ngir rekk ñu wone valeuru sénégalais yi. lu ma ci jàngat mooy malheureusement pour nous le Sénégal parce que d'une part impunité bi parce que ku nekk yaa ngi def lu la nekk te dara du la ci fekk. man su ma wóoree ne su ma sàccee caméra bi dara duma ci fekk pourquoi me gêner voilà loolu rek moo fi nekk. Malick Tendeng di wax ne ñàkk impunité waajur yi moo ko waral Jojo Ndiaye moom di ñu fàttali ne Sénégal dëkkum valeur la ak diine. Sénégal ñëpp xam nañ ne Sénégal dëkku l'islam la am na ñoo xam ne xale yoo xam ne ni ci éducation bi la seen parents yi ñoo leen yarul yar bu baax ñoo leen jàngalul dara bàyyi leen ci lu leen neex. di génn di def lu leen neex mais xale kañ boo amee yar nga xool ni Sénégal gii dëkku lislaam la suñu maam yi lañ daan dund bu njëkk yow xale boo nekkee ci kër war nañ laa yar war nañ laa éduquer ba nga xamee ni waroo mën a nekk ci réseaux sociaux yi di génn say kër di def loo xam ne rafetul parce que Sénégal ñun dunduñu loolu suñu parents yi doon ñu ko woon dund kon xale yi ñoo bon seen bonu bopp. fu ñuy daanelee wax ji mooy waajur yi ñoo war a xoolaat seeni doxalin ci yarum xale yi ngir rekk ñu wone leen ni Sénégal dëkkum valeur la ak diine. xabaar yi bitim réew ñu koy doxee ak ñeent fukk ak juróom-ñeenti soldats yu Côte d'Ivoire yi nga xam ne dañ leen daal di arrêté woon ci aéroport bu Bamako mbir mu nu mel nag bu fekkee armée bu Côte d'Ivoire ñoom dañoo daal di dëggal ne lii nga xam ne ñooy contingent bi dañoo demoon Mali ngir def ay opération jëm ci mission bu jëm ci jàmm ak paix bu Nations Unies ci MINUSMA mbi kaddu yoole nag ki nga xam ne nag mooy porte-parole bu Nations Unies di Fakhran Fakk lu nu mel moom àndu ci.
ci Côte d'Ivoire sax la ñuy desandi ba tey ki nga xam ne nag mooy président Alassane Ouattara moom dafa daal di recevoir ñi nga xam ne ñoo ko jiitu woon foole ca bopp réew mi demee ni Henri Konan Bédié ak Laurent Gbagbo daje bi nga xam ne nag war nañ ko daje danañ daal di waxtaan ci dialogue maanaam naka la politique bi naka demee naka lañ ko war a mën a organiser ci at bu bees bi di ñëw mbir mu nu mel nag dana tax mu daal di andi ay juboo ci crise yoo xamante ni amoon na ci atum 2010 ak 2011 jàpp 2020 waaye tamit dana tax ñu daal di waajal élection yi nga xamante ni moo war a ñëw ci 2023 jëm sax ci présidentielle bi war a am 2025. foole nag sa Kenya ki nga xam ne nag mooy actuel chef d'état bi nga xam ne moom ma nga fa nekk ci atum 2013 ba tey moom nag daanaka mandat bi dafa war a jeex ci deuxième mandat bi moom sax pare na sax ngir daal di joxe leng yi ci présidentielle bi nga xam ne war nañ ko amal ci 9 août 2022 loolu nag ñu ngi ko xamle ci rapport boo xam ne publié nañ ko niki alxames di ONG bi di Amnesty International di examiner progrès yi nga xamante ni daal dina ko def ci mandat am. États-Unis nag moom dafa def mooy yëpp yu mu am ngir daal di gàntal pexe yi nga xam ne Iran bëgg na ko def ngir daal di am armée atomique lu nu mel nag déclaration la boo xam ne ñu ngi ko def ci alxames ci ca Jérusalem ko def di Joe Biden ak premier ministre israélien bi di Yair Lapid ñaari njiitu réew yëpp ñoom si nañ ab déclaration ci Jérusalem ngir partenaire stratégique bu jëm ci diggante États-Unis ak Israël ci occasion bi nag mooy yoon bu njëkk président Joe Biden di président bu américain daal di dem fële sa Moyen-Orient ngir daal di consacrer visitam bi ngir programme bi nga xam ne moo jëm ci wàllum nucléaire bu Iran. Justice bu Suède dafa daal di condamné nag ki nga xam ne mooy Amit Nouri à perpétuité moom nag dafa nekkoon ancien responsable bu prison bu Iran moom nag mu nga dañoo jàpp ne dafa nekk ay milliers opposants ci régime bu iranien ci 1998 moom nag assistant la woon sax ci procureur ci prison bu Téhéran ñoom ñu jàpp ne lu jiit njaagate moom mooy njaagate fe moom tamit dafa def ay crimes yu aggravé jëm ci droit international. gaynde yu jigéen yi nag ni ki démb ci ngoon waa Zambie ñoo leen mujj dóor ko ci quart de finale ci tir au but kon mu mel ni ñoom ñi lay jeexal nañ ci compétition bi jëm ci Coupe d'Afrique des Nations waaye mu mel ni dese nañ beneen poñ mooy seen participation jëm ci Coupe du Monde ci nga xam ne mooy continent africain ñoom daanaka kon am nañ ñaari ticket boo xam ne ci barrage intercontinentaux la. International sénégalais bi di Kalidou Koulibaly moom nag mujj na sax daal di décidé ne dafay daal di quitter foole ca Naples gannaaw bu mu fa defee 8 saisons ci club italien bi nga xam ne daal di accepté na offre bi jëm ci $40 millions ci ay euro jëm ca Chelsea bu ñu sukkandikoo ci presse européenne bi nag ci jamono di nag moom sax Kalidou Koulibaly ma nga foole ca Londres gi daal di def visite médicale champion d'Afrique bi moom dana fa daal di signer contrat bu jëm ci juróomi at ak bleu yi ci protocole sanitaire boo xam ne da koy def ngir xool wér-gi-yaram. Basketball international sénégalaise bi nga xam ne nag mi ngi woy ci turu Aminata Faye toll ci ñaar fukki at ak juróom ñett moom nag dafa war a daal di dem ci lu mel ni club de division 1 bu Belge moom nag gannaaw bu mu defee ab saison 2021-2022 bu daal di am ay blessures yu bëree bëri foole ca Suisse Aminata Fall moom nag takkaat na ay godasam ngir wëyal basket bi ngir daal di relever ay défis yu yees. Manchester United nag mujj na jëngoo accord bu jëm ci transfert au Frenkie de Jong bu ñu sukkandikoo nag ci Fabrizio Romano. offre bi nag mi ngi toll ci juróom-ñett fukki millions ak juróom ci euro. Barcelone nag lu tax mu daal di amal transfert boole mooy jamono ji dafa am ay jafe-jafe jëm ci wàllum finance Frenkie de Jong nag moom ba léegi amagul mébét ngir daal di dem.
xabaar yi tàggat mi sax mooy yëkkati jotaay bi di leen jox dig daje ci beneen jotaayu xabaar ci télévision bu mag bi Time for Africa TV télé bi nga xam ne mooy wax ak ñun di wax ak yéen seen mbégte sunu bànneex.